ci loolu ci maître perpétuel boobu maanaam ñu nekk ñoo xamante ne dañoo dégg sëriñ bi di ko doxee en tout cas loolu lañ ci jublu mooy sëriñ bi daf ñoo jox exemple ci way gi mu way ngir jariñ jaam ñi ñu koy roy ci way googu ndax bëgg gun ko bëgg mu jariñ ñu waaw maa ngi leen di présenté seen Assane Niang moom nga xamante ne mi ngi ñu jógee fële ci Cambérène moom c'est un spécialiste de la communication et qui travaille dans l'événementiel moom particularité am mooy moom suy signé sax di bind Chaba de Seydina Limamou Laye yàlla na ko suñu borom doole leer te taas ñu ci barkeem moom ci déggam muy bind di tagg Serigne Touba sëñ Assane ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax a baax. rafetlu introduction professeur Galaye jàng naa ci te it wane na ni lii ñu doon wax jëm ci poésie li ñuy wax la ma waxoon sëñ si Abdoulaye waaw ma ne que duñu ay poète dañoo fexee rek bind le ressenti bi ñu am donc ressenti bi ñu am ci li ñuy yëg ci sëñ Touba moom liggéey donc professeur Galaye li mu introduire rafet na lool wax ne poésie dafa nekk loo xam ni lu sincère la loo xam ni doomu aadama dafay génne ci moom donc yaakaar naa kon dañuy gën a rafetlu vraiment casting bi ngeen def ci borom xam-xam yu seet yooyu ak ñu fi gën a jaar vraiment ñu ngi leen di rafetlu liggéey bi te di leen sant di leen gërëm jërëjëf. ak ça sëñ Assane balaa ñoo dugg ci poème bi da ngay signé sa poème yi di def Chaba de Seydina Limamou Laye loolu laa baat boobu laa bëggoon nga tekkil na ko. waaw saxaaba boo ko déggee ndax sa gan bi mu ñëwee. ne ajibu daa'illahi yaa ma'shara jinni inni rasulullahi ilaykum dafa wax ju am solo ba pare woote boo xam ni moom la yoroon ba xëy xalqilaahi woote woon wax mbooloom na leen Muhammadu ma weexoon ñuul na donc Muhammadu ma weexoon ñuul na lépp loo xam ni ay jafe loo xam ne nekkoon na ci Abdoulaye ñëw na ci moom ci ay ak mbaax donc ni yéen ñi nga xam ne gëm ngeen sama woote bi taxaw ngeen taxawaayu saaba yu njëkk ya saaba yu njëkk yooyu nga xam ne ñoo xeexoon ci islam pour seen deret waaye fexe ba def ay sacrifice yu bari ngir islam mën a yëkkati donc teddaka googu ak yaakaar googu ak yàlla googu amoon ci ñooñu nga xam ne ñooñu njëkkoon a dégg woote ci naa li maamu yàqale ko ci sonn na ci waaye daj ci lu nekk ngir mu yegg fi ñooñu laay delloo njëkkal ci baat boobu yéen a jaar seen i tànk ngir mën a liggéey islam. ndeysaan loolu day wuyu wax baat bi sëriñ bi di wax ndongo yi naan leen saaba yi ñooy seen bàyyi si diine naan ñooy seen i héritier zaahiran wa baatinan macha allah yow da nga ñu indiloon ñaari point benn bi waaw bismillah waaw xam naa sëñ Assane mii dafa mat a taxaw ndax moom dañuy fàttali ni moom taalibe moom maam waa kër Seydina Limamou Laye xaqiqatan waaye maanaam dafay wane rek maanaam esprit bi nga xam ni moom la ñuy taxawale jotaay bii ndax murid mooy koo xam ni dafa namm nangam maanaam muridullah mooy ku namm jëm ci suñu borom kon moom mii bu fekkoon dañuy wax sur le plan sociologique wala communautaire dañu naan du murid waaye moom murid la ndax ku namm dem ci suñu borom moom yaakaar naa mooy suñ Tuubaa loolu la woote maanaam ku ci génne sa bopp rek yaa ci génne sa bopp moom mii xam na bu baax a baax li xew ni muy bind ci sëñ bi xam naa dina ci ñëw sax dina ci ñëw waaye wax dëgg yàlla man li sëñ Galaye doon wax sànq ci yëg-yëg yaakaar naa moom dinañu ci may dara tey incha allah waaw loolu dafa mat a taxaw dafa mel ni présentation bi dañ koo taxañ noonu rek ndax moom dafa xaw modeste ba mu waaye jàmbaar la waaw jàmbaar dëgg la kon loolu rek laa ci doon duggee kon incha allah sëñ Moustapha wax nga dëgg lu am solo la lu yàlla taxaw la ndax maanaam comme ci bërëbu liggéeykaay groupe bi ñuy liggéeyee moom daanaka bokk na ñu ciy gën a daaneel gaañ yi ndax vraiment dafa dégg macha allah léegi xam naa dañuy jàll ci bind mi rek seen naata
sëñ Omar moom dafa mel ni daanu na ba noppi te dara xewagul. c'est naa war waaw man moom damaa bokk ci gars yi ndax yaakaar naa depuis la construction di rafetlu liggéeyu gars yi macha allah gis naa ni vraiment yaa ngi familial te Serigne Touba moom damay faral di wax sama kër dañ may tooñee cey sunu murit bi waaw ndax xam nañ ne cofeel la koo xam ne yàgg lool te Cheikh Abdoulaye moomu Cheikh Abdoulaye Diom maanaam moom ñoo defandoo école primaire waaw donc fële ci Yëmbal donc moom mu ñëwee ba bëgg sos ak ay mbokk mu ne ma dama bëgg nga bokk ci xam na cofeel gu ma am ci sëñ bi te it day loo xam ni lu xaw a appel la loo xam ne tey amul ku ñu dégg mu wax ci ba dañu daan waaye amul lu ko sabab ci ay dégg wala nangam maanaam dama newoon xale di jàng benn daara alxuraan alxuraan sëriñ Morte ba ma ñëwee nekk ab xale war a toll ci xale bu tuuti sax ba ma duggee ci néeg bi ci wàllu modestie ma xool sëriñ bi jàngal alxuraan ak la mu sol la mu woyof lool fa mu toog suuf la daanaka ab basang moo fa nekk pour fu mu wéer tam pour nelaw foo fay këram amul soxna amul doom itteem yëpp jàngal alxuraan woon mu doon sëriñ Morte dëkkoon sa Yëmbal ñëpp xam nañu ko waaye la néeg bi di modeste maa gis mu jël ay téere yu bari di ay xasida di alxuraan teg ci foo xam ne maanaam xaw naa bàttale tuuti waaye dama gis benn jëmm ju yéeme jëmm joo xam ni daanaka kanam gi sax doo ko gis waaye gis naa ak leer ko dama ko xoolee muy photo bi ma ne waa jëmm ji bu mu doon mu xool jëmm ji xool taalibeem ma ni kii daal dafa mel ni taalibeem bi toog moo tax sëñ Morte moom sëñ Tuubaa laa ko xoolee ba kër mi gënaat ci melokaan ci gert ci kersa ci waa macha moo sax di wax ci lu bari ndax lu ndax daal dafa yéeme photo boobu nag moom attiré may xool jëm di ko xool xoolu ba waaye sama xool ubbeeku ci xool ji ma ne waa jëmm ji yéeme na naka di koo koy sëriñ Tuubaa man bis boobu la am ci moom cofeel maanaam du luñ ma wax mu am cofeel du lu ma dégg waaye dama daa xool rek yàlla du sama xool loolu gëti mu doon loo xam ni lu ma doon fësal la ci sama kër lu ma doon fësal la ci samay xarit sama bàyyi vraiment di ma ci gën a yokk waaye di ma ci gën a yokk dem ba ni ma bu fekkee am xam-xamu jaamu yàlla del déglu Serigne Sambay sama bàyyi saa si naag moom laay keroog ba nga xam ni romb naa masaani ci naan ñu koy wecceeku ma ñëw jënd ko jox ko damaa gis xar kanam gi leer ne moom man day téere bi amoon naa ko waaye dama kaa abaloon benn waaye bu léegi delloo yow de li nga def xamoon kon ñoom dañ maa mos a jàppale wala maanaam ñaaxaat ci mbëggeel googu ma amoon sëñ bi te it ba nga xamee ni it benn mbir jaaroon na fi ba ma def benn taalif yaakaar naa ci kanam nañ ci àgg mujj bi saxat di benn ressenti rek bu ma bindoon toog bureau bind ko ci laa jékki-jékki dégg ay waa TFM na ma yow kat dañoo bëggoon nga defal la benn interview ndax dañoo dégg ni da ngaa bind Sëñ Tuubaa ci màggal gi yaakaar naa c'était à 2 jours ou bien à 3 jours de màggal def ko à la une du journal ma ne moo ne day li ma doon bind tey lu ma bindoon la nii rek du woon sax loo xam ni xaar naa ci ñu may interviewé ak di ma wane te ak ñu ngi di ma woo donc ma gis ne kon cofeel googu rek la ma sëñ bi bëggoon a fësal ndax cofeel ki nga am ci man lu ko ëpp laa kat coow te xam naa ni am na ci loo xam ne wax naa ci Abdoulaye du ma ko mos a wax ci public du ma ko mos a wax nit di ko dégg dama koy bëggee rek ci sama bopp te saa yi ma sama xol nekk moom rek ma ne léegi loolu rek noonu sa kër am ci sëñ Tuubaa loolu moom du ma ko mos a wax kenn day rafetlu loolu liggéey bi macha allah macha allah waaw yow daf mel da nga ñoo delloo ci sëñ Galaay li mu doon wax sànq rek entre analogie bi entre xol ak leer googu noonu maanaam ci yëg-yëg yooyu ngay wax macha allah léegi xam naa dañuy jàll rek ci texte yi nga kii ñu ci nga baaxe ñu ci ban nga jiitale xam naa ne damay jël éloge du safar ñu tàmbalee boobu incha allah ok habité par une bii ni li taxaw ma bindoon ko damay gis ne saa yu safar di ñëw asalaamaaleykum waaw bismillah asalaamaaleykum ok li taxoon ma bind
le safar dafa nekk benn œuvre boo xam ne bëgg naa ko def ndax ginnaaw ba ma defee interview ak waa TFM dama leen wax leen saa yu safar ñëwee incha allah dinaa def benn poème rendre hommage au Cheikh ba koroog may sàngoo suuf ma xam ni kon li ma defee si dund bëgg naa am saa yu 18 safar jotee ma bind dara moo xam ñaata at laay def ci kaw suuf waaye buy jeex nekk œuvre loolu sama ambition bu am wala sama yéene ju ma am donc yàlla doon nag ay safar yu bari incha allah moo tax ma def ne extrait de l'œuvre du safar donc moo tàmbali habité par une forte pensée possédée. Mon corps frissonnant reçoit les litanies délirantes. Elles murmurent dans les entrailles de mon âme capricieuse. Elles gisent dans une parfaite béatitude insondable. Ô vénéré serviteur, mon amour indescriptible, rallume ma vie éprouvée. Oh, le guide attiré du soufi, mon souffle, parcours la citadelle auréolée. Oh, mon compagnon de la foi, mon maître, fortifie mon cœur mourant. Oh, mon ami, mon maître, attire vers moi les aspirations pieuses de l'âme. Ahmadou, le serviteur annoncé pour le salut de l'œuvre sanctifiée. Même Bamba, le mystique adulé, même dans les profondeurs de l'abysse. Accorde-moi ton amour, accepte mes écrits de développer à l'immensité de mon salut. Agrée mon service rendu au saint pour la continuité de l'œuvre. Mayomba rallumant les feux de la passion pour que les âmes se l'approprient. Oui, ne pouvant être le cachot idolateur, libère des aspirations savourantes. Sarsara séduit par l'empire théophanique, agrège la grande saignée de l'ignorance, le retour victorieux de l'adorateur banni toute opportunisme intemporel. Tes Rassaïdes resteront à jamais une source douce à preuve des esprits de tous. À l'image du prophète Abraham, le messager t'apporta l'agrément de l'amitié. Ahmadou reste l'expression humaine enivrée de liesse angélique la plus pure. Notre amour pour tes panégyriques habite notre cœur assoiffé et heureux. L'immensité de l'œuvre atteignit la grande miséricorde. Tout va restera soumis. L'abysse satanique succomba face à la déferlante pieuse des panégyriques. Tout va, la vertueuse, revivifie l'époque glorieuse des âmes de la félicité. Ahmadouna, Hamidouna, savoure ton épopée glorieuse. Merci. Jërë ngeen jëf. Magnifique. ñu dugluwaat ci beneen bi. Magnifique. Incha allah. Seydina Omar xanaa Seydina Omar soo amee loo bëgg a dolli ci bii nii balaa ñoo jàll ci beneen bi. ko dolli ci dara de du yomb xam naa Ahmadouna Hamidouna to daa dama fàttali Jazbul Xulub Ahmadouna Rahmatuna Hamidouna Nihmatuna Mahmuduna maanaam sëñ Assane dafa am lu ma seetlu ci sa mbind muy générosité bi ngay waxe bi ngay binde xam nga sëñ Tuubaa dañuy seetlu ni buy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka benn bayit daf ci indi tur yu baree bari ba nga foog ni sëñ bi jeexal na ay tur maanaam da nga naan moom bu waxee tur yi ba noppi ba wax beneen bayit ba topp ci yeneen bayit da nga naan tur yi day daal di jeex waaye du tee da koy chargé ba mu fekk dell ak attribut du prophète sallallahu alayhi wa sallam ak i turam ba maanaam loolu moo ma gën a yéem ci sa mbind daal maanaam ni mu dansé ci ay ressenti ak ay melokaan ak ay yëg-yëg te bu ci nekk mel ni day wuuteeg morom ma waaye dafay mel ni toujours lu ko lal daal loo xam ne foofa lay mooy doon balluwaay bi waaw. est-ce que waaw loolu daal maanaam loolu laa ressenti ci sa mbind waaw. am na ku ma dégloon muy waxtaan ci mbind bi wax ni moom li ko gën a yéem ci sëñ bi mooy loolu mooy maanaam buy jóor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay wax wala ay mbind da ngay foog ni su jóoree benn bayit mbaa ñaar rek day jeexal wax ji day jeex waaye nee na bu boobaa lay gën a mën a bari
ay mbir yu mu ko jóg waaw vraiment macha allah xam naa daal Moussa du ma mën a guddal waaye poème bi lii bu ay yoon dafa am beneen aspect bu mu koy jox daal waaw beneen vie. xam naa déjà secret bi ma lay ci bind bi. mooy que saa yu ma tàmbalee di bind daanaka sama xalima du taxaw. je fais abstraction aux fautes grammaticales. Je fais abstraction à la censure damay bàyyi sama xol di wax te it souvent su may bind damay jël image sëñ bi jàkkaarloo moom di ko xool di bind maanaam pour affaire bi gën a jege ci man. loolu peut-être dama xaw a trahir sëñ bi waaye waruma koo doon waaye pour wax la cofeel macha allah. wallaay macha allah fi nga daanelee dafa fàttali sànq kàddu yi Seydina Omar tàmbalee introduire par rapport ak màggal de Touba taxawaay bi mu am ren ci àdduna du ci Sénégal rek ci àdduna bi yëpp la. macha allah da nga ne Touba la vertueuse revivifie l'époque glorieuse des âmes de la félicité. Ahmadouna Hamidouna savoure ton époque glorieuse. maanaam on est en plein dedans daal par rapport ak màggal de Touba taxawaay bi mu amee ren ak Touba taxawaay bi mu amee ci àdduna fi mu jamono ji ñuy dund nii te dafa mel ne ça fait écho en ligne xaw ma point bi kañ nga ko bindee yow. point bi bind naa ko daaw yaakaar naa. waaye xam nga damaa mos a dégg ci sama xalifa Seydina Abdoulaye nga xam ni denc na doomu sëñ Abdoulaye te it nee na moom ñaari màggal la mos a wuute ci ba muy dem benn bi dafa amee bëñ bu metti boobu moom dama mënul dem màggal beneen bi dafa dem ba ci yoon bi ñu ne ko xalifa bi génn àddina xalifa bu Laayeen génn àddina kon ku bëri woon i tànk Touba la ku xamoon Touba la dafa mos a wax ne màggalu Touba mbubab liir la liir boo jëndal yëre maanaam li nga koy soxla rek bu déwénee du ko jot loolu yàlla ko fayee sëñ Touba sama xalifa moo ko est-ce que bul yàq jotaay bi quoi bul yàq jotaay bi bàyyi yi Seydina Amar day daanu léegi moo tax ma ni Touba la vertueuse revivifie l'époque des enfants waaw moom dafa daanu Ahmadouna sëñ Diouf moomu dañ jàll rek dañ jàll épopée xam nga tey dañoo jàng ci histoire mais épopée Mandeng épopée man dama ni Touba dafa toll ci épopée da nag sëñ Touba dafa ni ki ko jaaxal mooy ki nga xam ni nanguwul li ko yàlla defal dëgg la man nag sama sëriñ moo ne moom mbiru sëñ Touba kanam la jëm màggalu sëñ Touba mu boobu liir la at mu jot dañ koy jëndal beneen yére maanaam yére bu daaw moom du ko jot ndax liir moom chaque année nga changé dëgg la waaw jërë ngeen jëf Seydina Amar ñu jàll ci deuxième point bi wala daa am loo ci bëgg dolli waaw baax na man kay fi mu ne moom mën nañoo jàll rek léegi deuxième point bi moom acrostiche la ci safar macha allah bismillah safar bii laa njëkkoon a def ci loo xam ne dafa xaw a public ndax boobu ñëw naa bureau ñu ne ma suba la màggal Touba may xool sëñ bi ndeysaan ak cofeel gi ma ne man daal maa ngi war a liggéey waaye daal te boobu nag maa ngi newoon ci benn commercial laa woon commercial tey foofu mu ne commercial yàlla def na tey maay CO manager maa jiite lépp daan yaa ma xam ni il y a 3 ans kon ma xam ni kon man daal la ma sëñ bi waxee moom ki ko jaaxal mooy ci nangul li waaye man yàlla def nangul naa ci laa wax loolu ne waa xaar ma jël di tout safar def ko acrostiche bu ci nekk ba xalaat lu ma ci mën a bind donc ñu tàmbali bismillah hommage au serviteur de l'élu poème 18 safar dans tes mots loge des pensées puissantes
dont les premières lectures des routes les plus averties. Ils disent l'amour et inspirent la crainte révérentielle du Tout-Puissant. Rhinophone a cessé d'émettre. Ton verbe a retenti, déclassifiant toute mélodie conspirationniste. Hémicycle de toutes les sollicités aspirant à la grande félicité. Un torrent épique a blafré le visage des jaloux et permis une nouvelle allégresse aux croyants. Image d'une forteresse sans tambour, tu personnifies la grâce et l'amour. Tu décris ce que ton cœur a vu en saisie directe devant ton Seigneur, servitude d'éminence aux attributs insondables, tu es le serviteur. Au moment où ton retour dans la cité fut acquis, tu choisis la miséricorde et le pardon. Fils de Maman Anta Sali, oreille des souverains d'alors, tu refusas tout prestige et gloire. Abri des cœurs assoiffés de théophanie, tu demeures la voie de la félicité. Repose dans la béatitude insondable de l'Éternel, qui t'a élevé au rang des vénérés pour le salut de l'humanité. Hassan Nia Sahaba de Seydina Limamou Laye, admirateur de Serigne Touba. Jërë ngeen jëf. C'est normal. macha allah waaw xam naa ne moom xam nga bee dafa mel gisuma woon signature bi waaye bii man li ma ci frappé moi déjà au-delà de l'acrostiche même dafa mel ni sëñ Assane yow gëstu nga bu baax a baax histoire sëriñ bi ndax su ma la déggee nga wax am na loo wax ci sëñ bi loo mooy bokk na ci événement yi gën a yéeme ci booba sax nag wooteegul ndax booba la fi waajuram bi soog a jóge ba ñu denc ko ba di ko ñaanal am luñ ko fa proposé loolu dégg naa ko ci wax bi maanaam bañ ko ne dañu laa bëgg nga ñëw wuutu sa waajur fa mu nekkoon ca Lat Joor moom mu jàppale noo xam ni da ngay gis ni bàyyi na xel waajuram waaye wane na it ni yoon bii nga xam ne moom la xàll bokkut ak wi ñu bëree bëri jublu waaw ba ñu bëri sax jàppoon ni moom dafa àndut ak xelam na ma yàlla bal ba mu bind sax ay bind yu bëree bëri tontu leen waaye kon li ma bëgg a wax rek mooy dafa mel ni sa cofeel ci sëriñ bi itam am na jonction ak gëstu boo gëstu ak dundam itam wala déet. waaw xam nga ginnaaw ba xale boobu amee lu toll si juróom-ñaari at wala juróom-benni at xoolee photo boobu ab gën ma sol si ab jàllaaba joo xam ne daanaka amul dara luy màndarga àddina moom laa waxoon ci tee keroog ba naan j'ai été séduit par la sobriété et l'humilité de Cheikh Amadou Ba sa sobriété m'a vraiment ébloui waaw bu ko xoolee noonu mu simple nga xam ne daanaka ku ñu fal président wala mu buur li nga njëkk a def mooy da ngay def ay série photo yu bëri def sur officiel te da ngay xool li gën a cher si yow li nga xool waaye sëñ bi la mu sol xam naa ni ko joxoon sëñ Moustapha wala sëñ Sénégal da koy yemale ci këram rek pour sol di koy julli te sëñ bi moo ne photo boobu mu di moo wër àddina kon sobriété boobu ak humilité boobu moo ma gën a impressionné moom man ci laa ni dama mos a dégg ne humilité et souvent l'apanage des grands hommes man ci laa ni kon kii gëstu ay mbiram yàlla xéewale ma nag wax dëgg yàlla ma dëkk ak jëmm ju baax maam Mouhamed Sakhir Gueye di mu xaddamu Seydina Limaamu waaye mu doon koo xam ne ku daan wax lu bëri la ci Sëñ Tuubaa man kooku daanaka mooy yàq kooku mooy maamu Seydina Issa Samb bi nga xam ni fan yee passé moom moo defoon am solo loolu ci bindu Sëñ Tuubaa daanaka ñoo bokk ki ñu yàq kon ñun dañoo màggee ci keppaar boo xam ne ñun nit ñu baax yi dañ leen fay waxtaan waaye nag Sëñ Tuubaa nag moom dafa am ak péete suñu loolu yàlla ko def ndax boo liiree ci xutbay Seydina Limaamu ñaari jëmm yi laa gis mu bind ci ñoom kenn ki di Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif keneen ki di Cheikh Ahmadou Ba mu cité leen noonu wax ne si Cheikh Ahmadou Ba diggante yéen ak waa kër si Amadou Ba waru am genn ak noonu genn ak cofeel wala genn ak mbir boo xam ne war a ju ay yëru mbëggeel ak cofeel te yaakaar naa suñu xalifa loolu la jëmmoo yaakaar naa
Seydina Issa Rouhou Laye mi premier xalifaam loolu la jëmmal ci photo yi ko wane it moom mu ànd ak fàllu waaye bi Seydina Issa génne àddina it ñu ngi liir ci professeur Assane Sylla di borom xam-xam waaye di wax ne mag ñi bi ñu déggee Seydina Issa wax ne tafsir di koy waat nga xam ne sama wàllu yaay nekk na sama maam ak Ahmadou Bamba ñëw nañu di ma seet ci léegi nee na bi ko mag ñi dégg lañ xam ne Seydina Issa dafay tàggoo dafay dem laaj te kooku bind nañ ko mu doon loo xam ni mbiru nekk la waaye lu ñu dimbale kon mën nañ ko beneen bi mooy Seydina Issa génne àddina ca Cambérène sëñ Fallou daa joxe digal ne bu kenn des benn murit bu mu des Touba keroog dégg naa juróom-ñaari fan yi fa ne yëpp Baye Fall ñoo doon toog jàkk ba koro bëj bay jeex kon diggante Touba ak Yoff ba tax bu màggal jotee ku ci nekk dana woo sa waay nanga waaye man ñëpp may wone ma kañ ngay def ndax xam nañ ni dafay kon lu yàlla def la loo xam ne yàgg na te it vraiment yàlla na ko yàlla yokk te it ñu am ci déglu xasida yi saa ñu am aussi di vraiment di partager ak suñu mbokk taalibe yi mu ne saa su ne lu ñu gëm la lu ñu nàmp la waaye loo xam ne lu jaadu la ndax sunu sang si naan Maamulaay mu ñu ko digal sunu doomam Seydina Issa Rouhou Laye feddali ko ba ci xalifaam bii nga xam ne tey ay këram boo ko defee rek ko fekk ay tur yoo xam ne boo ko déggee Touba lay jox muy Xaadim muy Cheikh Abdoulaye muy Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma mu ñoom ñëpp seq nañ lu bëri ci teraanga kon dama léegi loolu bi daw macha allah sëñ Assane macha allah yow sa maas yi rek a war di wax ndax maanaam sëñ professeur Galaye bismillah allo. waaw professeur moom la ñu bëggoon sentiment bi jaar. maa ngi lay xam naa mu ngi koy teewlu. waaw. waaw yéen li ngeen xamul mooy man maa leen dàq daanu parce que man daanu naa fi ba pare. sëñ bi damay ragal émission bi yàqu rek waa émission bi yàqu. man daal xam na ni daanu naa fi ba ximiliku ba ximiliku kay fi mu toll nii. man jóg naa ba noppi. waaw macha allah sëñ Assane li mu wax dafa am solo mais loolu mooy wane ni rek ni sëñ Assane moom fa mu bokk moom tamit jëmmal na ko parce que xam na aussi lan mooy l'islam xam na lan mooy soufisme ndax Jalaluddin ar-Rumi dafa waxoon ni wa xusnuka waxidun wa kullun ila dhaka aljamalu yushiru dafa ni boroom xam-xam yi suufiyanke yi ñoom ñëpp seen ay kàddu mën naa bañ a nekk benn ci saayir waaye ñoom ñëpp kenn la ñuy joxañ muy la beauté divine suufiyanke yëpp yàlla la ñu joxañ waaye ku dégg ni mu waxee nga xamee ni mu wax ni admirateur de Serigne Touba admirateur de Serigne Touba loolu ku ko dégg da ngay xool jonction bi war a am ci diggante al imaamul Mahdiyu Laay ak Serigne Touba xëy na ñu bari duñu mën a dégg li imaamul Mahdi di wax ni kay ñu weexoon fee moo ñuul fii ñu bari duñ ko mën a dégg waaye bu fekkee ni yow mën ngaa dégg ni Serigne Touba nee na ka secret ya newoon kaaba ga newoon ca Makka yàlla dina ko yëkkati indi ko Touba yow mi murit nga mën koo dégg mën koo nangu ana lan moo tax yow waroo mën a dégg ni ka weexoon fee moo ñuul fii lan moo tax doo ko war a mën a dégg macha allah donc xam nga ñoom nitu yàlla yooyu seeni wax dañuy wax ni tutwa wala tunshar seeni wax dañ koy lem di ko waxe fiñ ko war a waxee waaye kenn du ko tasaare moo tax Sëñ Tuubaa waxaat ci biir Masaalikul Jinaan ni kalaam al awliyaa lastu afhamu li annani ana wa hum
إذا كلامهم إذا دهاك يا بليد فقل كما قال الزكي عبد الودود. donc nee na seen wax yi bu la jaaxalee waxal la Abdul Wadud waxoon ñu ni ko mooy lan mu ni waxu góor yàlla yi man day comprendre ma ko lastu afhamu li annani ana man daal man laa ñoom lañu waaw waaye boo fa nekkee bëgg koo diingaat wala nga cey wax loo xamee ni rek da nga yow sa bopp yaa cey suux kon lu am solo la wax surtout poème yi nga xamee ni daf ko def acrostiche ndax loolu aussi ci méthode du Serigne Touba la bokk ba am nay jamono sax ñu ngi doon werante di wax ni est-ce que Serigne Touba deful alxuraan bi yëpp defu ko ay poème acrostiche alxuraan bi yëpp parce que tellement que lim bind dafa bari donc loolu mooy wane ni rek ni moom sëñ Assane contribution bi am na solo lool wane na ni la Serigne Touba aussi jàngale woon mooy aturuqu kullaha ila allahi musila na ko Cheikh Alhaji Malick Sy waxee waaye ni ko aussi Serigne Touba waxee ni fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa intama ila aljilani aw intama li ahmad altijani aw li siwahuma min al aqtabi is kulluhum qat'an ala sawabi kon loolu rek mooy wane ni suufiyanke moom ñi jëm ci yàlla yëpp benn lañu moo tax Serigne Touba moom mu tànn baatu murit xam nga murit boo demee ci tijaan yi seen taalibe murit la tudd Cheikh Ahmed Tidiane bu daan woo ay taalibe murit la leen daan wooye daaw leen wooye ak tijaani de waaw Cheikh Abdul Qadir Jeylaani daawul wooye ay taalibeem al Jilaani wala al Qadiri daaw leen ko wooye al murit la leen doon wooye boo demee ci ay téeram ay murit nga fay fekk Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee nag moom gis ni moom dafa war a dajale nekkul koo xamee ni dafay yokkaat ab tur ci penc mi waaye dafa ni naa fekk xool baat bi nga xamee ni ñëpp dañ koy wuyoo man ma woote ci waaw loolu aussi day wane yonent bi alayhi salaatu wassalaam baat bi nga xamee ni mooy l'islam inna diina inda allahi al islam ci baat booba la wooye waaye wootewul ci christianisme wootewul ci judaïsme wootewul ci bouddhisme wootewul ci leneen mais li mu woote mooy baat bi nga xamee ni ñëpp ko bokk ndax képp ku jëm ci yàlla rek tu es soumis à Dieu ndax l'islam c'est la soumission à Dieu donc chrétien bi juif bi bouddhiste bi képp koo xamee ni rek yow da nga soumettre wu jëm ci yàlla donc yow yaa ngi ci l'islam fekk yaa ngi nekk ci diine ji nga xam ne mooy diine tawhid donc loolu lu am solo la kon ci pour rek lay taayal sëñ Assane ci génnam bu am solo bi xam naa bu ñu demee xëy na ba ci cëppaandaw ga dinañ gën a mën a yaatal ci wàllu woowu. incha allah. jërëjëf yàlla fay la. waaw sëñ Assane yow de dafa mel ne daanal nga gaañu waaw maanaam fi ma doon waxee mooy professeur dafa anticiper daanaka liy ñëw lépp ci bi mu waxee sànq ci science utile ou pas toute science n'est pas utile maanaam du xam-xam bépp ay jëriñ maanaam yow suñu liiree sa texte dinañ xam ne sukkandikoo ci xam-xam te li ci gën a neex mooy sëriñ bi da doon ñaar taalibeem ci moom fu mu nekk wala fu taalibe yi nekk bañ di rusloo sëriñ bi ci seen melokaan ci seen nekkin waaw yow nag da ngaa dëggal li professeur wax sax da ngaa dëggal njàngaleem suñu maam Seydina Limaamu Laay ndax ni ngay doxe booloo la doxe boole la waaw te loolu mooy doxalinu taalibe te ci jamono ji nii dafa nekk loo xam te ne dañ ko war a gën a fësal ndax ku dégg ku ne ku gëstu di nga xam ne wutale amul daal di nga xam ne xiiroo amul ŋaayoo amul lépp benn la loolu nag dafay laaj nga gëstu un minimum non moo sëñ Assane xam naa rek su fekkee sëñ Amar amul lu mu ci dolli rek ñu daal lay yeewi sëñ Amar sëñ Abdallah bismillah professeur dama la ci yokkal benn bayt bu Serigne Touba wax te loolu jàpp naa ni murid bu nekk da ko war a xam waxuma la nag ku dul murid Serigne Touba dafa wax ni xubbu jamii al awliyaai wajaba wa man aada al xiyaara xujiba nee na bëgg bépp wàllu yu farata la c'est une obligation nga bëgg képp koo xamee ni wàllu yu la nga bëgg ko nee na loolu farata la wa man aada al xiyaara xujiba képp koo xamee ni noonoona nitu yàlla yi nee na yàlla dina jël kiiraay def ko sa diggante ak jëmmum ji dootoo ko gis doo xam ku yàlla dootoo ko xamati ak ko mën a doon ak foo mën a bokk donc loolu lu am solo la loolu lu am solo la mooy la
Abul Abbas al Mursi waxoon ñu ni ko nan la ñuy xàmmee ni diw am na wilaya mooy mu nangul ko am wilaya waaw mandargay ko am wilaya mooy nga nangul ko am wilaya dama mës a dégg ci kenn ci waa Sénégal ci sëriñ si bi ñuy wax naan est-ce que yonent bi mënees na koo gis wala kenn mësu koo gis xam nga am na ñu koy werante naan yonent bi kenn du ko gis ak nangam ak nangam parce que comme tu mel ne ñoom Sëñ Touba ñoom Cheikh Ahmed Tidiane neen dañoo jàkkaarloo ak yonent bi jahran mu jox leen wird am ñoo xam ne nañ loolu mënta ne mais moom ba mu leen di tontu dafa wax ju simple daf ni leen kuy werante ni yonent bi kenn mënu koo gis nee na moom yow moom dañuy xam ne yow moom gisagoo ko dañuy xam ne yow moom gisagoo ko waaw kon ñi am foofu wax dëgg waaw macha allah macha allah sëñ Naama jërëjëf ngay nag li mu wax dool ci dara du yomb xam naa dañuy wéyal rek ñu daaneele rek moo mat a fësal daal maanaam képp ku yonent bi mënee su koo gis daal mënees naa xam ne gisatoo ko daal kon nag war ngaa góorgóorlu rek ñu ko gis waaye nangam wala nangam mënu ko kenn mënu ko moom loolu moo bari ci jamono te daa war a wàññeeku daal waaw nangam mënta nekk moom yow neel mënu ko rek dëgg la sëñ Moussa ñu jox la nga wéyal waaw dëgg la Baye Assane yow de xam naa gis nga de dafa mel ne gars yi xaw nga leen yëngal ba sax daanaka planning bi ñu xaw ko perturbé léegi dama lay kii loolu en tout cas vraiment sant na la bu baax a baax ci sa taxawaay yàlla na suñu borom dolli barke yàlla na suñu borom dolli ay yiw yàlla na la gën a ubbi sa xol bi gën a yëg macha allah ma bàyyi la rek nga tàggoog mbokk yi. ñu ngi sant bu baax di rafetlu seen liggéey vraiment occasion bi ngeen di jox li ma waxoon Cheikh Abdoulaye rek ne ko bul jàpp ne xame gi ma xam ak yow moo tax may sonn ci mbiri wala di jéem a def dara waaye li ma koy def yàlla seen na ni jëmmi Sëñ Tuubaa ak laa ci gis donc loolu rek moo tax daanaka ma amoon yéene parce que ngir bëggal joo xam ne am nañ ko ci moom comme moom jawartu bi lisaani arabi laa duxule wa tapatu rek fait que la lumière de la langue arabe puisse m'habiter jusqu'à mon entrée au paradis man dama ñaan yàlla nekk fait que la lumière de l'amour que j'éprouve envers le chef puisse m'habiter jusqu'à mon entrée au paradis bañ dem ñoom ñu toog ci jotaay yonante bi ñoom ñëpp toog sëñ Tuubaa tarikat ñuy naan loolu la laay ñaan yàlla te yàlla defal ko mu defal taalibe bu defal ko jërëjëf amiin amiin waaw sëñ Assane waaw nga nuyul ma sëñ Issa Samb nga nuyul ma sëñ Insa Samb ndax professeur am laa woon maa ko doon jàngal bi muy def bac incha allah dina ko dégg bu baax a baax waaw nga nuyul ma ko bu baax dinaa gis waaw incha allah jërëjëf yàlla na yàlla fay jërëjëf aleykum wa rahmatullah amiin jërëjëf jërëjëf macha allah amoon na solo lool sax sëñ Assane ñoo lay sant bu baax a baax sëñ Omar xam naa ñu jàll sëñ Moustapha Ndaw su xuma ndax mi ngi fi mu déet wala avant ñoo jàll daa am kàddu yoo ci bëggoon dolli